maa ngi ñëwaat di continuer sama vidéo bi dama leen di expliquer lu tax Ousmane Sonko jël méthode weñ bi ngir yàlla déggul leen vidéo bi ba fu muy jeex ngeen tapé cœur bi ngeen abonné ngeen won ma ne li ma wax am na solo wala amul solo. Ousmane Sonko méthode yu bëri mënoon na ko jël comme ni ma leen ko waxoon mun na jël méthode yu bëri mais xam nga tax Ousmane Sonko jëlul méthode boobu noonu non du ko def Ousmane Sonko du ko def parce que nous les Africains, nous les Sénégalais, nous les Casassiens, sans exception, je ne dis pas les Diola, les Peul, mais les ethnies qui composent la Casamance, les Baïnounké, les Soninké, les Diola, les Socé, les Peul, les Bambara, les Balantou, xam nañ pourquoi weñ bi mu nekk lu sacré ci réew wala ci dëkk. Comme ni ma leen ko waxoon dans tous les villages en Casamance kër boo leen dem am na weñ ci buntu kër gi lañ fay takk. wala benn poto la ñuy taxawal ci digg kuur kër gi ñu lonk fa weñ bi ak yeneen lu ñu fay takk mais weñ mënu faa ñàkk. vous savez pourquoi weñ bi mënu faa ñàkk xam nga lu tax weñ mënu faa ñàkk weñ lu muy dàkk dafa bëri. rogal leen xool leen misaal bi combien de série ñoo ñëw di naan Ousmane dafa bëgg a sacrifier xale yi Ousmane lu muy def ni patati patata am na ku waxoon sax dee dinañ bëri fii ba vendredi accident yi dinañ bëri dina am ñuy dof dina am ñuy gént bu bon. lu muy wax yëpp du dëgg tey buy wirdi kooku sëriñ boobu noonu ma jël weñ di ko dóor di wër këram billaahi du motali wirdi yoon. xam ngeen weñ lu muy def saa yow dóoree keng dakk nga esprit maléfique les mauvais esprits dañuy daw. je vous donne un exemple ku musta dem lël Joola wala lël Casamance que ça soit jàmbadoon soose yi lël Casassin wala jigéen buy dugg lël ay yooyu noonu vous allez voir. nu ñu tàcc weñ ngeen di dégg mais bu ñuy fecc seen fecc sabar joolaay wala sabar yeneen xeet Casamance du ñu jël weñ parce que loolu foo la waaw. xam nga tax ñuy jël weñ bu ñuy dugg lël lekkat nit yi fa la ñuy gën a bëri ñiy def lu bon yi si la ñuy gën a bëri ñi am iñaane fa la ñuy gën a bëri da ngay gis kuy foo ak fetal foo ak paaka di dagg nii nga def ko lu bon pour mu dagg yaramam mu ñàkk bakkan wala mu gaañu pour mu bañ a continuer foo bi si la ñu ne dóor leen weñ yi boo leen di foo boo leen di dugg lën suñu maam yi li gën nañ de Ousmane ci loolu la roy ñëw nee lañu comme politique la ñu nekk ñu ngi ñuy jiiñal ñu ngi ñuy def lu leen neex ñu ngi def naka su dul noonu léegi xam na lu ñuy def on verra kan mooy maraboutage boppam ak kan mooy liggéey boromam ci fétiche yi wala ci yooyu noonu dóor leen weñ yi. moo tax ma ne leen Ousmane toogu na mu xalaat Ousmane toogu na mu xool Ousmane toogu na mu bind te lu mu xool gis na ko te séen na ko. hey Ousmane mtekano simaya fu yi fi di fu baak émité des pots yi Ousmane il a déjà écrit son histoire Ousmane même bu deyee tey Ousmane il a déjà écrit son histoire au Sénégal. Patrick Lumumba bu muy dee les Africains disaient que on n'aura pas de leader. Thomas Sankara génn il est assassiné on n'aura pas de leader. Ousmane Sonko il est là et il ne sera pas assassiné. Vous savez pourquoi? Regardez l'exemple sur notre président. Opposant yu mu tëj yëpp lu ñu def ba ñu tëj leen Ousmane def na ko bu dee saaga Ousmane saaga na bu dee perturbation Ousmane perturbé na bu dee def na ko su dund Ousmane def na ko. Pourquoi il n'est pas arrêté? Posez-vous la question. Pourquoi il n'est pas arrêté? hey xam nga li ma leen di xamal sénégalais que ça soit parti au pouvoir ou bien les opposants lii don de Dieu yàlla moo ñu ko jox. Ousmane ñun xamuñu ko woon. ñun Casasin xamuñu woon koy Ousmane billaahi wallaahi tallaahi sama genre yi ñu bëri xamuñu koy Ousmane Sonko mais xoolal yàlla fan la fëlee Ousmane Sonko ba ñëpp xam ko. et si je me rappelle bien Ousmane Sonko ba muy génn di wax ci wàllum politique am na ñi naan Ousmane Thiès la dëkk Ousmane yaayam fii la dëkk il n'est pas 100% Casasin patati patata loolu lépp pour wane ne Ousmane génnul pour Casamance Ousmane génnul pour waa Thiès fu yaayam dëkk wala fu feneen dëkk Ousmane dafa génn pour waa Sénégal ak waa Afrique. À bon entendeur sali mtekan emite wono si may kan ka jante nak burom emite de wono fi fabake no jamora inshallah il sera président.